réewum kersa la réewum teraanga la moom rek moo fa ci xew waaye nag jamono yii wax dëgg yàlla ñi ngi gis ay xew-xew yoo xam ne jaaxal ñi am xel ndax ay xottiku ay ŋaayoo yoo xam ni macha allah wax dëgg yàlla teguwul ci lu ñu mën a tudd loolu du indi jubóo day indi ŋaayoo te ŋaayoo du defar dara moo tax ñu yaakaar ni surtout les hommes politiques war nañu rës tuuti ci seet jikko seet nu ñu war a ànde seet nu ñu mën a waxe def jéem a def dialogue ndax dialogue mooy defar lépp yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam yaa def ko ni wa shawirhum fil amri fa ida azamta fa tawakkal ala allah muhammad defal dialogue ak nit ñi soo dialoguee nag ba ko da nga déglu ko ba ngeen wax ba nga jël sa décision man yàlla maa lay dimbali maa lay jàppale waaye wax dëgg yàlla ay déclaration incendiaire ay attaque personnelle ay xaste du jëriñ dara loolu mosul defar dara te defar dara ci Sénégal moo tax wax dëgg yàlla li ñuy mébét mooy da ñëpp delloo seen xel gannaaw ñu xool xam ni li ñu bokk muy Sénégal mënuñu ko séddoo kenn mënu koo xar te mag sa wàll comme nag mënuñu koo séddoo nañ jéem a waxtaan d'accord sur l'essentiel te li fi nekk des institutions muy président de la République assemblée nationale ak yi topp yëpp nañ leen respecté nañ leen ormal réew mu nekk le président de la République ñëpp a koy ormal ñëpp a koy ormal xam naa dinaa wax fii léegi loo xam ni dañ ne moom c'est un réactionnaire c'est un Macky c'est un waaye wallahi tallaay li may wax waxuma ko pour Macky Sall waxuma ko pour kenn léeg-léeg ma dégg ñu ne nañ supprimer l'article 80 ci la constitution su boobaa lu waaye neex wax ko président saaga ko xas ko vilipender ko def ko lépp ñu ne parce que France article 80 amu fa mais France ñun lu ñu ne ñun duñ jéggi dayo mukk fa ñu war a yem la ñuy yëpp dañu war a wax la ñuy wax te bokkuñu aada ak ñoom président France mosul am jabar ay nekkaale lay am te kenn du ko wax dara ana ban chef d'état moo ñu am nekkaale fii waxe amul te kële am na ay nekkaay ay moom ñeent ci doom yu juddu ci yoon te du ko neex def mais kenn du ko saaga kenn du ko xas kenn du ko wax yenn yi bu doon Sénégal article 20 man de bu ko kenn dindi moom parce que mooy tax institution bi di chef de l'État ñu aar ko te dañ ko war a aar dañ ko war a jàppale dañ ko war a kii d'accord bu defee lu noonu ñu ne ah président attention lii ko du nii waaw loolu la waaye nag nañ ko diis rek pour lu neex waay wax kooku kenn musu ko dégg mu am itam leneen ci réew mi il y a de l'insécurité ci Sénégal li xew ci Sénégal léegi mosul xew rey nit defatuñ ko muy dara seetal ñaari xale yi rey ci seen kanam ndey ci Dakar yor paaka ñëw ni ko yaay diw mu ne amoon ko sa doom diw deew leen rey tey rey leen ci kanam seen bàyyi jigéen ju takk or jaar ci mbedd yu tëlëndëm yi ñu rey la safaade la léegi la def la lépp waaye li ma gën a jaaxal mooy ñi woote droit de l'homme lu ñu wax ñu daganal ko ndax dégg naa keroog benn analyse boo xam ne ay droit de l'homme ñoo ko doon def ñu ne waa boo gisee banditisme tasaaroo ci Sénégal boo gisee rey bi c'est que xale yi amuñu liggéey comment ñàkk liggéey taxul nekk wayu taxul nekk saay-saay li ñu war a wax mooy dañoo war a ni nañu yaraat gune yi yar bi moo manqué ba àddina day baax gune gu baax boo juddoo dañ lay yar demal sa kër baay diw sa kër nijaay diw sa kër yoon baay diw ba nga xam ni sax sa environnement
ku ne da nga koy wax bàyyi nijaay maam waaye léegi kenn yaratul xale yi ñàkk yar bi moo indi loolu la ñu war a wax nañu yar xale yi nañ dellu suñu cosaan rey nit bu sa xew ci Sénégal ba pare nag ñi wax ne dañuy défendre droit de l'homme di daganal loolu man ñooñu xamal lan lañu loo wax rek ñu jéem a indi lay loolu fu ñu ko jëlee fu ñu ko teg loo wax itam ci politique bi loo xam day yàq ñu jéem a ko loolu bët yi daganal ko waaw loolu mooy lan loolu ma ne lànk leen bu ko kenn nangu ñi organiser seen organe droit de l'homme xam nga fu ñu koy defaree fu ñu koy tibbee fu ñu koy kii nekk fële sama benn xarit ministre des Affaires étrangères Arabie Saoudite daf ma droit de l'homme yi daal am na ci yoo xam ne ñi ko organiser dañoo dem ba xamatuñu fu ñu jëm amatuñu dara rek ñu organiser ko di wax rek di toog di naan sàngara di naan café lu leen neex wax loolu nag wax dëgg yàlla bu ñu ko nangu ci Sénégal ko d'accord organisation droit de l'homme nangu nañu sur le principe waaye nay loo xam ni day aw yoon di wax dëgg waaye lu jóg nga daganal ko te li ñu gën a daganal mooy l'islam condamné lépp loo xam diine daf ko condamné ñu ngi koy daganal ñoom affaire góor jigéen léegi loolu droit de l'homme may na ku ne loo neex def boo dee góor bu la neexee nga ni jigéen laa boo dee jigéen bu la neexee nga ni góor laa góor ak góor mën nañoo sëy jigéen ak jigéen mën nañoo sëy bay commencé a dégg loolu le droit de l'homme quel droit de l'homme ñun droit de Dieu la ñu wax te dañoo mën a roy tubaab yi France ko peine de mort mosu faa jóg xanaa 1981 bi François Mitterrand ñëwee ci nguur gi la ñu dindi peine de mort en France te ñu ko soog a dindi mu law na tasaaro ñëpp nangu ko mais yàlla suñu borom moom mi ñu bind moo ñu gën a xam te yàlla moo ëpp ñëpp yërmande te yàlla moo ne ko rey nit te tey ko nañ la rey yàlla ko wax ci alxuraan yàlla it moo ne ko rey benn nit mel na rey nga àddina bi yëpp ndax nit ka nga rey xamul lu mu doon tekki ëllëg ak lu mu doon jëriñ par conséquent yooyu yéen organisation islamique yi xeex leen loolu na jeex nekk fii lépp loo xam ne diine daf ko araamal maa mun lii droit de l'homme yi jéem koo daganal jéem ko awal yoon kooku c'est pas normal amul yoon bi ngi des mooy lii commencé di yër ci réew mi muy terrorisme te wax naa ci tuuti ne bu ñu ko négligé bu ñu ko sàggane parce que kenn rëccul ci loolu ndax réew yi nga xam ñu ëpp Sénégal doole gën ko organiser ëpp ko man-man ña nga fa def terrorisme ña ngi koy def Arabie Saoudite te Arabie Saoudite macha allah doole ju ñu am sécurité bi ñu am néew la fu mu nekk mais en 1979 ca Kaaba ga la ay terroristes ñëw fetal tiré fekk imaam a ngi julli ñu yàq julli gi rey ay nit ci Kaaba ga kon loolu mën na am fu nekk nañ ci def attention bu baax a baax te it suñu sécurité réew d'accord loolu lépp moom la war dégg naa ay imam yuy jàpp dégg naa ay imam yu ñu menacé mais là il faut faire très attention bu ne ku ne kii rek ñu jàpp ko déedéet loolu day indi kon lëj waaye itam suñu mbokki imam yi dégg naa ñu jël défense te bu ñu laal benn imam déedéet koo xam dañoo dem ba trouvé ci ko ay preuve loi bi ñëpp ko moom fu ñu fekk ci ay preuve dañ la jàpp waaw koo xam nag dañu am duut jàpp la seet gi suñu dara yu bàyyi la waaye nag nañ défendre yëpp loolu moo tax te am na ci imam yi ñoo xam ne d'accord ay imam lañu jàng nañu alxuraan jàng fiqh mooy théologie donc
man nañoo jiite julli juróom mais ca la yem mais seen niveau intellectuel eggul fenn fii te su fekkee sa niveau intellectuel eggul fenn fi nag di nga yomba ndax di nga yomba dugal ci yu bari nañu waxante dëgg ñu ñëpp xamante nañu wallahi yooyu yëpp nag mat na seet bu baax a baax parce que réew itam kenn du ko caaxaane maslaha bu bari day yàq sama baay mooma noonu doom man naa mu ne maslaha day baax na waaye maslaha buy maasale baaxul kon nañu góorgóorlu ñu ñëpp ñun imam la ñun conférence yi nañuy wax jàmm nañuy wax lu jub te bay attaque caaxaan yi